mais ci seen yoon lañ nekk bu ñuy wax ni liggéey bi ñuy def buñ ko méngaleeg la ñuy jot ci payoor dañ ko war a soppi. waaw ànd nga ak ñoom ci loolu. mais liggéeyu ASP ak liñ leen di fay ak seen traitement. liggéey d'une manière générale. oui ki nekk ci biir liggéey bi ah war na am point de vue ci liñ koy fay yoonam dafa nekk ci liñ koy fay astamaak nag su ne doyut. da ngay d'accord ak moom ci ni am na droit wax doyut. effectivement bu fekkee ni ci condition wu contrat bi ñu nekk la au départ contrat wu à la limite ay contrat wu volontaire la woon pour nekk ay auxiliaire ci situation wu gestion sécurité bi mu dem ba contrat wu volontaire boobu nekk contrat wu liggéey contrat wu métier sama liggéey bi sama alal bi fii laa tey sama dund yëpp maa ngi koy wekk ci lii bokkul ak niveau bi ñu leen jëlee nga xam ni dañ doon taataan di taaba rek fu nu toog volontariat su évolué ba nekk lii effectivement mën nañ taxaw surtout buñ ci defee lu toll ni at yiñ ci def situation bi ko fi mën nañ wax ni effectivement am nañu devoir déglu leen am nañu devoir seetaat nan la ñuy créer conditions yi nga xam ne ñoom dinañ gën a mën a nekk à l'aise ci li ñuy liggéey mën a faj seen soxla mën a faj seen soxla njaboot mën a liggéey nag normalement loolu dañ koy wax mais nag comme je dis loolu ak jàmmaarloo bi ak wàcc ci tali bi ak jaxasoo ak nu mu ak jàkkaarloo ak alkaati yi wala troubler ordre deux questions la. mais bu fekkee ni ña leen war a déglu saafara leen loolu amu ci am nañu droit wàcc ci mbedd bi comme ni ñu ko defee. pour que ñu gën leen dégg. non mën nañu wàcc ci mbedd mi suñ ko décider ñoom. am droit wàcc ci mbedd mi loolu yëpp dañ koy organiser képp am na droit wàcc ci mbedd mi mais nag. bi nga amee droit boobu ci nga war a taxaw ci jaarale ko ci yoon dafa am ay yoonal yi nga xam ni moo lay yóbbu ba ci këfin nit ki dina taxaw ay nit yu bari dina taxaw ni tey dañuy revendiquer dañuy wàcc ci mbedd mi am nañu droit def ko ku nekk am nga droit manifester mais tamit loolu dañ ko encadrer ay loi ak ay règlement ñoo fi nekk yi xam ni dinañ la yóbbu ba ci loolu dès l'instant où ñu ni la mënul nekk tey wala xaaral ba suba da nga war a d'accord ni mënul nekk tey wala xaaral ba suba parce que du yow yaa koy décider keneen moo koy décider kooku responsabilité am la soo xaaree ba suba nag ba loolu mën a nekk yëpp di nga gis ni dinañ la encadrer ànd ak yow ci li ngay manifester ba nga mën a wax say yuuxu mën a wax say jàmbat te ci jàmm rek lay doon parce que yow la ñuy jëkk protéger yow muy manifester avant ñuy protéger mais est-ce que waroon nañoo yegg fii quand même est-ce que commissaire ñoom est-ce que waroon nañ leen bàyyi ba situation bi pourrir yegg fii alors que xamoon nañu ñoom traitement bi ñuy am ci seen liggéey du loolu lañ waroon nañ mën a am lu ëpp loolu est-ce que waroon nañ ñun kilifa yi bàyyi rek c'est-à-dire da nga koy seetlu ci secteur yëpp gis nga ci njàng bi nu mu demee nii dañuy bàyyi ba situation bu pourrir yegg ci benn niveau ñuy soog a indi ay solution lu tax Sénégal wala kilifa yi di bëgg di am posture réaction yooyu alors que dañu war a régler mbir yi ci daar ñu avancer nekk ci leen mais loolu ci ni mbir yi demee la du Sénégal parce que il faut que ñu d'accord ni ci diggante nit ak nit àddina loolu moo tax situation yu déséquilibre yooyu ñu dem ba mënatul téye te fi ñu ko tegoon au départ bi ñuy ñëw danoo kontaanoon bi ñu leen di recruter danoo kontaanoon di tëb di dal ni am nañu fu ñu jàpp am nañu volontaire bu ñu demee nag situation jamono di soppeeku jamono dox ba loolu yëpp soppeeku processus boobu moom mooy àgg à maturation pour que ñu mën a téye nag revendication bi teg ko parce que encore une fois n'oubliez pas que dara judduwul ci ñu commencé rek ñu dugg rek ñu daal leen jël rek ñu ni baaxul mettiwul mais dañ fiy toog dañ leen jël ñu ànd ak loolu di ci dox ba mu agsi fii même yeneen secteurs yi boo ko jëlee nit ñi li nu nekk ba bis ñu ni bëggatuñ ci nekk dañ ci nekkoon kontaan si d'accord ba benn bis ñu ni bëggatuñ ci nekk àddina noonu lay doxee suñ ci bëggul nekk yi ñi ñu jàkkaar loolu dañu yor ay responsabilités par rapport ak conditions yi xam ñoom lañ leen di gérer ak li tax ñu mën a faj seen jàmbat yooyu il faut que ñu régler équilibre yëpp pour que ñiy gérer mën a dégg foofu mën a réagir foofu ñiy revendiquer yi tamit mën a jot ci li nga xam moom la ñuy revendiquer mais du ku toog fële rek daal ni wéy waa effectivement man kat li ma doon fay ñëlee doyul naa leen ko yokkal processus la toujours problème bu nekk am nu muy taxawee du manque de volonté du manque de responsabilité du manque de respect les autres non ba ci nguur gi mënuñu wax loolu non ba ci ni mu defee ci ASP yi ni mu defee ci jàngalekat yi mais c'est réaliste et réalisable ba jusqu'ici tu vas voir que ni ba léegi noonu lay demee du question wu yore responsabilité simple
parce que yoroo responsabilité waa ji rek fi mu yëg rek tout le temps nga fekk ko fa. responsabilité da ngay téye li nga xam ni moom lañ la dénk di seet nan ngay fexe ba lépp ci pàcc yëpp doxandoo. moo tax mu wax la ni la ñii nga xam ni dañuy revendiquer dañu nekk ci droit wu revendiquer. pourquoi parce que yëg-yëg la situation la condition la dañuy revendiquer. mais bu ñu àgg ci ñu revendiquer rek ñu ne waroon nañ ko faj démb. revendiquer processus revendication dafa bokk ci doxalinu àddina. moom mooy indi problème bu nekk ci situation maturation bi nga xam ne dañuy teg nit nag ñu wër ko nag daal di toog parce que du ni kaay ma jox la dañuy wëraat nag léegi toog seet créer conditions yi xam ne ci la ñuy régler loolu. mais bu ñu jëlee kaawu jàngalekat yi ñaata yoon la ñu toog 2014 mun a réalisable 2018 bu mujj bi réalisable jusqu'ici ci loolu la ñuy daw. non ba léegi on ne peut pas comprendre la posture de l'autorité ci loolu. mais pourquoi ci nangu ni lii mën na nekk te defoo ko. pourquoi parce que jàngalekat yi boo xoolee ñoom ñooy groupe bi nga xam ni ñoo gën a difficile gérer parce que ñoo gën a bare te état bi amul ay moyens à l'infini. donc il faut que pour que mu mën a génn ci responsabilité am yëpp ak li nga xam ni yëpp moom moo nekk ci loxoom il faut que ñu d'accord ni il faut mu jouer ci situation yi ak leneen pour mën a xam nan lay fexee ba ku nekk jot li nga am. état bi day nangu endossé sax bor ci ay corporation daal ni wéy d'accord amel naa leen lii day nangu d'accord ak ñoom ci problème yu ñuy posé ni ah li ngeen wax de jaadu na dinañ ko faje nii daal di jël ay décision ay résolution yi nga xam ne ci biir temps bi ak situation yi ñëw ëllëg loolu yëpp ci lay régler suñ ko simplifier rek dafay nekk un jugement d'a priori c'est-à-dire toog rek daal di ni waaw nii la waroon demee rek alors que demeewul noonu nanu nangul ñi nga xam ni ñoo nekk ci beneen côté bi tamit la volonté de gérer correctement c'est-à-dire ñooñu tamit dañu nekk situation wu gérer ay responsabilités yore ay responsabilités di ko doxal. newuñu ci situation wu li ñuy tuddee état bi l'état a bon dos. li ñu tuddee état bi oui état bi waroon na régler xamoon na ni enseignants yi c'est cela kooku comportement dafa mel ni ku toog sa fauteuil rek di balancer ñu lay jox sa ataaya nga daal di jox benn jugement daal ni noonu la sottee. il faut que ñu d'accord ni effectivement problème yi am na. képp ku jóg ni man damay tawat lii nan la d'accordal loolu. d'accord waaw d'accord laataa mooy dugg ci kaaw ce qui s'est passé en Casamance ak soldats yi ñu tegoon loxo mujj leen a bàyyi ba léegi ci kaaw ñi nga xam te ne ñooy ASP yi wax nañu ni su ma sukkandikoo ci kàddu Guy Marius Sagna mooy ni bu ñu réglé wul situation bi fii ak ñuy jëm dàq ñu wàccaat sur le terrain parce que ñoom ñu ngi leen di jàppale ci xeex boobu lan mooy intérêt wu kilifa yi ñu taxaw sur cette question. jël ko à bras le corps pour que li ñu dundoon démb ñu bañ koo dund ban taxawaay la ñu war a am ci loolu. xam nga état kenn du ko jël au chantage. allo chantage. si buñ ko réglé wul. état mu ngi réglé parce que mu ngi jàkkaarloog problème bi jàkkaarloog acteuru problème bi condition wu mu réglé que du disposition yooyu. mooy suñu réglé wul situation bi parce que dinañ def nii mais ñu ngi réglé il faut que ñu dem ñun. à la source ci diggante ñoom ak état bi jàmm ñëwee ñu seetaat léegi processus réglé boobu nu mu demee ñu d'accord ni dépendrul ci dara lu dul ñi nga xam ni ñoo séq problème bi ñiy revendiquer mën a wax seen revendication ba mu clair ñii dis de mën ko wax gis naa par exemple ci fuule bi seen directeur général naan amuñu droit seen statut may leen droit ñu manifester seen statut li seen ça veut dire que am na ay outils yu droit yi nga xam ni ñu ngi fi yi nga xam ni day encadrer seen relation ak seen hiérarchie seen relation ak ñëpp ñi nga xam ne dañu nekk ci biir système bi nga xam ni moo leen di gérer. kon su ma la déggee da nga bu wax ne ñoom ASP bi même fekkee ñu ngi ci dëgg ci li ñuy revendiquer ñi leen di jàppale war ñoo am discours yu nuru ni état bi da ko war a régler parce que am na leen looy encadré xëy na xamuñu dispositif yooyu ñi leen di jàppale dama ci sote rek pour dellu ci nu nu war a régler problème bi d'accord ñi leen di jàppale bokkuñu sax ci processus bi parce que ñooñu dañuy profiter situation pour wane seen bopp ils sont dans leur projet. Ah bon? Ah oui. France Dégage loolu ngeen mën a jàpp. Non, ils sont dans leur projet. France Dégage est dans son projet. De France quoi Dégage maanaam sauté ci occasion bi. waaw pour wane ni moom mooy France Dégage dugg jouer son rôle un rôle bi nga xam ni moom moo ko jox boppam ni man lii laay def mais problème mu ASP yi mënoon na jib sotti te kenn du ci dégg France Dégage donc man du ma débat loolu. C'est quoi le problème ak France Dégage bi ñëw jàppale leen ci cause. non amu ci benn problème. mais damay préférer continuer dama continuer wax jàpp ni waaw dañuy sauté ci occasion bi alors que defal nañ ko ay Sénégalais yu dul jeex. waaw mais seen wax moo tax wax la ni su may débat yow ci loolu. damay débattre ci problème bi. da nga wax loolu. man la oui d'accord mais loolu du solution bi. parce que état kenn du ko jël au chantage danu naan lii ñuy revendiquer lan la.
ñii revendiquer teg nañ ko ci ni ñu war a revendiquer wala teguñu ko ñu war a revendiquer ñi koy déglu dégg nañ ko même bu fekkee teguñu ko ci ni ñu war a revendiquer xam na ni seen responsabilité pour tontu ci la affaire yi noonu lay doxee léegi nag ñaari parti yi ñu fexe ba nu daje mais kenn du ni du ma jël en compte ku ni suñ ko deful dina jur la gën a grave du ma ko jël en compte damay considérer qu'il y a problème effectivement ASP yi li ñu wax jaadu na mënees na ko dégg ñi leen di diriger yi tamit ñu ngi seen biir responsabilité war nañ leen mën a dégg ba indi saafara su fekkee ni dañuy continuer nekk ay ASP war nañu indi saafara parce que yëg-yëg la dund la naam bi ñuy dugg ñoom dañu ñëwoon di tàccu seen bopp ni am nañu dara mais tey bi ñu fi toogee ay ati nekkatul condition wu volontaire nekkatul loolu ku nekk xam na lu mën a yore kër ku nekk xam na li nga xam ne suñ ko joxee ay doomu aadama ci seen biir liggéey mën na leen permettre ñu yore seen njaboot yore seen dund ba noppi ci condition mais foofu laa wax na la kilifa gi waroon nañu mën a am xelu anticiper loolu xam ne ñii kat neewoon nañ ci jamono joo xam te ne volontariat lañ yegg nañ ci niveau boo xam ne ñu bëri rafetlu nañ seen liggéey ba ñoom sax chaque at bu leen di évaluer loolu la ñuy wax que ni war nañoo mën a yelloo benn statut foofu la ñu waxee kilifa aussi waru mën a xaar rek d'accord njaboot gi di yuuxu naan lii laa soxla kilifa war naa mën a xam di anticiper si c'est d'accord naa ci yow ak li nga wax nii mais xam nga fu ñu jëmee fu ñu jógee ci événement bi ASP yi descendre nañu sur le terrain wax loolu dafay mën a nekk enseignants yi ñu ngi revendiquer loolu dafay mën a nekk processus yooyu daf fi nekk maintenant lu ñu su fekkee nag dañuy ñëw ci kilifa yi mënoon nañu anticiper damay wax effectivement mënoon nañu anticiper mais beneen voie la mais est-ce que ça fait que parce que anticiper wuñu rek il y a problème li mbir yi demee noonu lay demee mais effectivement on peut souhaiter que ci situation yu mel noonu kilifa yi de plus en plus di am promptitude di anticiper ci yenn situation yi balaa ñuy recourir à ñi nga xam ñoom lañ ko jàkkaarloo di dem di wuti yeneen moyen pour mën a wone seen bopp yëglu seen bopp parce que jàmm moo ëpp lépp kon suñu la déggee mooy ni soxla woon ñoom ASP di dem di saisir ñu mel ni ay FRAPP France Dégage ñu leen jàppal ci combat bi ci anam gi ñu ko defee mënoon ne rek jaar ci yeneen yoon yu leen di may ñu toog ak kilifa yi waxtaan si ça mais si soxla na ñu def ko su fekkee ñoom sentir nañu ni dañu war dem seeti keneen ku dul France Dégage wala wuti avocat bu leen waxal soxla na mais man su may discuter ci loolu damay génne problème bi ci fi nga xam ni mooy situation réelle bi ñi ko seq mooy ASP yi ak ñi nga xam ni ñoom ñoo yore seen problème ak keneen ku ci mën a dugg France Dégage keneen ak keneen du changer forme problème bi ñooñu dañu ñëw pëccoxoo rek daal di indi ampleur maintenant créer pression pour que ñëlee mais moi je constate que ni pression yooyu en général ñii créer pression ñoom lay jëriñ parce que loolu mooy seen projet dama naan lan mooy régler problème bi moo tax bi nga waxee ni nu mu leen di jëriñee ñii créer pression bi nu mu leen di jëriñee mais c'est des groupes de pression les France Dégage et d'autres groupes comme ça c'est des gens qui ont investi dans ces formes d'action-là parce que pour en retour am ci lan mais c'est des activistes ay activistes lañu c'est des gens qui utilisent ay outils yu mel noonu populisme ay revendications yëng-yëng si c'est des activistes qui utilisent ay yëg-yëgu doomu aadama yi ay sentiment wu doomu aadama yi qui utilisent ay situations yu particulières yi nga xam ni mën nañu attirer attention nit ñi créer événement créer ceci cela pour wane seen bopp ça on ne peut pas dire un activiste mais finalité wane seen bopp boobu lan la bu dul liggéeyal seen réew non c'est pas forcément ça lan la kon forcément ma invité beneen yoon ñu wax ci non tey parenthèse la parce que non c'est pas forcément ça c'est quoi parce que ki nga xam ni moom moo dugg ci activisme suñ ko nee joxee ak crédit liggéeyal seen réew a priori rek dañuy biaisé dañu nekk ci benn environnement bi nga xam ni activistes yi dañu am seen projet seen projet mooy nekk ay nit yi nga xam ni seen li ñuy doxal mooy casse dénoncer ainsi de suite su fekkee ni ñoom am na luñ ciy wut mais suñ leen gratifier nii ñoom dañuy liggéey seen réew rek am na ñu liggéeyul seen réew en face d'eux c'est pas ça le projet réew mën na dox parce que activistes yi yëpp lu presque lu fi bees la lu fi bees kon finalité bi lan la seen yëngu-yëngu bi finalité bi ci yow sa gis-gis muy Guy Marius Sagna ak ñu àndal finalité bi lan la oui parce que su fekkee ni ñoom seen fibre li ñu yàgg di mettre en avant mooy ni suñu réew moo soxla suñu réew la ñuy taxawal doomu suñu waa réew la ñuy taxawal ci fànn wu ne
mais loolu mooy justifier seen engagement sur le terrain. xam nga activiste sooy taxawal sa réew doo ko taxawal ci situation tegante dënn bu situation bu ñëw rek nga traduire que nekk situation tegante dënn. activiste dafa am est-ce que tu comprends ay nit yi nga xam ni dañuy liggéeyal seen réew ci style bi nga xam ni du doon style tegante dënn du doon style leneen des style participation contribution joxe sa xalaat avancer ci lenn li mais du attitude bi nga xam ni moom la ñii di jël tous les jours. attitude bi nga xam ne attitude jàmmaar loolu tout le temps par exemple suñ ne ASP yi nga ñëw daal di taxaw attention bu ngeen ko réglé wul affaire bi dina gën a tàng dina gën a grave du loolu mooy activisme populisme propagande violence la bi nga xam ni à la limite intelligence bi c'est très limite nous savons toujours que quand problème taxaw na la solution c'est d'en faire un scandale ou la solution c'est de faire de sorte que mu indi ay violence mu indi leneen wala mu indi ay wax ju naqadi ay wax ju xat ay tegante dënn loolu moi je vois pas ça. mais war ngaa nangu ni du loolu rek ci ce discours. non mais il y a des propositions sur des questions yoo xam ne xëy na dafay intéresser le public moo jëm ci wàllu suuf gis nañ ñu def ci ay propositions. moo jëm ci ay ndaw yoo xam te ne jël nañ leen ci yenn entreprise seen liggéey demewul noonu ñu taxaw leen ba lii seen ak seen élèves ñu jox leen ko quand même mur de lamentation bi France Dégage doon ci at yi ñu génn yëpp. mais ay sénégalais ñoo gis seen bopp ci li ñuy def ñoo jege si leen. mais loolu xanaa commissaire doo ko sànni nii rek jàpp ni finalité bi ñoom mooy rek wane seen bopp tegante dënn wane ni ñoo fi nekk ak nangam. y a du bien dans ce qu'ils font dagewuma ko noonu oui gisewuma ko noonu que ni rek ñoom dama koy jàppe nii de manière très simple mais su fekkee ni dañu bëgg wax ci défendre ay nit accompagner leen gis nga modèle comportement yi nga xam ni ñoom la nit mën a ànde ak nit jàppale ko ci li muy wut li muy tawat li mu bëgg ñu defal ko nekkul toujours ci formule bi quand c'est dans cette formule là et consort man mënuma avancer parce que damay considérer que ni c'est formule bi mu ngi jub ñi nga xam ni fii en face situation bi il faut rek pour ñoom il faut que ñu doxalee nii ak administration yi ak entreprise yi ak état yi pour que lépp dox ci Sénégal lépp dox ci réew mi alors que je considère que ni man gëm naa ni nit ñi war nañu mën a taxawee neneen ci su nit ñi amee problème par exemple ASP yi am nañu problème yow da nga leen di jàppale mais la proposition elle est là la présence elle est là discours dafa am nu muy taxawee mais su ma bëggee discours ci Guy Marius Sagna nee na su affaire bi demeewul nii dina demee nii man du ma sori foofu c'est ce que je veux que nga comprendre du ma sori foofu dama naan lan mooy problème bi may waxtaan ak yow fii mooy problème mu ASP yi ASP yi lan am comme problème mooy nee nañ kat liñ leen di fay doyul mënu leen permettre ñu def nga ni ma loo ci xalaat man kat li ma ci xalaat mooy effectivement bi ñuy ñëw de neexoon na ci ñoom mais tey après at yii ñu toll nekkatuñu ay volontaire seen liggéey la loolu mooy seen sutura suñu nee liñ leen di fay doyul jaadu na nit ku nekk li ngay yëg yaa koy waxal sa bopp su fekkee ni xool nañ ko ma xam ni liñ leen doon fay au départ la moom lañ leen di fay ba léegi dinaa ni ay la yéwén jaaduwul cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.